Niger no taj Burkina. lamb yi yomb yooyu. façon médaille bu ne andi naa ko fii. médaille. assurance xaaral ñu médaille bu ne andi naa ko. di ngeen wax parce que journaliste yaa ngi pare. non mais Xaadim. Xaadim waxtaan man dem présenté naa équipe nationale Sénégal présenté naa Niger may ma tuuti man ngay waxal de may ma tuuti assurance. Tyson assurance mi nee na xamante ngeen. yaa ngi préparé sa combat yow ñaataat nga toog bëree woo. daaw bëri naa maa bëri jour 4 avril. kon toog nga fukki weer ak ñaar yoo jotul avance. waaw bi nga jotee avance loo gisee Leewtoo. non Leewtoo kontaan rek parce que li ñu waxoon nag ñun def nañu ko. waaw nag dañuy ñaanal ñu yokk ba yëg ko. léegi yaa ngi préparé pour dem Fatick yaa kii yéen ñaar yéen a bokkam lef jëm Fatick nooy préparé bis boobu nga xam ni moom lañ jagleel sunu ministre sport nuy ñaan yàlla sunu borom mu indil lu coupe du monde bi fii ci Sénégal. yaakaar naa ni drapeau boobu jar na teg bakkan jar na dóor dem ardo ñetti yoon dellusiwaat. waaye jar na lu ne drapeau boobu jar na lu ne te combat bi am na lu ma jaral lu ne moom dafa ne xamante ne noonu bi bu ne xamante ne Joal la ñu doon yoon mbapat man nekk may bëri raw gaadu moom muy bëri poids lourd. man ma yëg si drapeau. da ngaa juum de da ngaa juum. mais moom moo wax. barki Seydina Mohamed ñun Mbour lañ nekk di bëri raw gaadu di ko dégg ma wax la turu mbapatam kër gu mag la daan bindu. ñuy dégg booy jifir bi bëriwuñ poids lourd tànk lañ bëri poids moyen. ma yeggal wala ma noppi. mbapat daal bokkut ak stade ba nekk mbapat daal yomb na. bi mu may daan mbapat. fekk bëreeguma sax arène. man bëreewuma arène. loolu yëf yëf. boobu non Xaadim. boobu man bëreewuma de. assurance defal ndànk ko rek. non bul weddi. man sama combat lamb xam nga bu doon yow man lamb boolewuñu woon. yow. waaw. waa léegi dama lay laaj. tournel nga waat 15 victoire. kan. 15 victoire man 16 victoire laa am. laa am tey yi ma bëree Dakar laa ko bëree. 16 victoire laa am. man xam nga la moo ma boole raison. tournoi moo ma booleeg bëre raison. tournoi. Kalaafu Ligue Nicolas laa xamee Fatick si laa xamee Diourbel. assurance koo fi daan yow. kan nga fi daan. yow xam nga lu ma booleeg yow. Tyson 2. nu mu tuddee sax Garga 2 moo ma booleeg yow. Tyson 2 bokkuñu. yow sa victoire yi bëree Arena Tour la Arena Tour ay xale ngeen woon. waaye bàyyi ma waaye Alaaji Ndooy xam nga ma bu baax a baax yow wéy déglu ma nday dama doon ñëw ñangal ngay ngemb gis nga sama boo yële jógal taxaw ma xool leen ñoom nga doon néewal doole ñu may woo nga wàcc bëree too barki salaatul fatiha da leen doon jàpp di leen néewal doole bu ma booyi woowee téléphone dama ñëwal su ma ñëwee du bind kii waaw baax wala boo préparé si côté non xam man combat bu rëy. non xew bu ma xeex di nga bëre. billaahi lu ne di nga ko def. waaw. Tyson 2 ngay waxal. te du ma tapet. man Bouba Diop ngay waxal. bu tëree bëre bu lay CNG mosul. non xam naa la bu baax. mu CNG mosul dagg. mosul jaama ngee CNG mosul dagg sama 1000 francs. parce que li si waree dama koy def. buñ dama 10 minutes. per naa bu yàgg. jërëjëf yow xam naa la bu baax jàmbaar nga waaye xam nga ma bu baax dañ doon nuyoo mais dama bëgg ñu joxal ma duut yaay kat yi mu yëngal ma door a dem ci menacé yi Max sax bëgg naa balaa micro bee jàll ci duut yaay kat yi benn question bu ma lay laaj nga tontu ma ci nañ ma joxal Max micro bi waaw parce que lamb dafa toll foo xam doonatul ay caaxaan Pape Thialis lu ci nit di wax dafa war a mu nekk loo xam Max tëgg ngeen juróomi journée ci tëgg gu jafeñ fekk crise am ñu ni lamb ji dootul am xaalis promoteur yépp dem ñuy dégg ni mbër sàngam ni promoteur deseel na ma reliquat fayuma ba ñu promoteur yi ak yenn mbër yi dem ci rajo yi wax ndax juróomi journée yi Leewtoo deseel na mbër benn dërëm yore lu ñu kenn benn dërëm te incha allah diggante Boy Niang ak Sa Thiès tey la ñuy tàggoog ñoom te dinañuy jot seen xaalis Boy Niang ak Sa Thiès li ngeen leen desalan tey jii la seen contrat di jeex bu ko defee lundi wala mardi ñu dem CNG jël seen koppar. léegi nag 5 journées yi jàll yëpp ku ci ne jox nañ la li ñu diggee woon ak yow. yëpp mat na. leneen li nag mooy diggante Bombardier ak Eumeu Sène. waaw cool yi bëri woon na mais xam nga mënoo cumuler ay événement waaw ngay bàyyi bu jàll nga song bi ci des. waaw bu ci yàlla àndee le 28 juillet. dinañ ko def ci stade Léopold Sédar Senghor. le 28 juillet. juillet diggante Bombardier ak Eumeu Sène. tabarkàlla. yëf yaa ngi bëgg a neex léegi ñu ngi bëgg a campé débat bi joxal ma duut yaay kat yi. dama bëgg nag kuñ jox micro bi rek su ma nee jërëjëf nga xam ne direct la ñuy def te dañu bëgg a satisfaire ñépp bu àndeek dogal yàlla. kon kañ dégg na la. jërëjëf. jëlema
jaalama jal nguy jal waale nguy booy jox ma ko yow wey na deela kumba bu la de neexee day tas booy ñang Sa Thiès assurance tey seen de Abdourahmane jaw jaw farak ma jaw xoor xaadimo mu bay daam caliso dugu dugu waagaan xanjang waagaan tumani waagaan waagaan kumba sanjal may ngom ey mamad donnu ma bajey adirna guy donnu ma samba jey guy gali mama tari mbay jaañ ey mama tari mbay jaañ du jaañ kii kan la waaw man ndax damay bëgg a waaru gars yi war ngeen a dukkat Balla Diop waaw Boy Niang Balla Diop Sa Thiès Balla Diop Fallou Ndiaye Badou Fassé ay Mohamed Ndiaye Mohamed mais moom ñëw jërëjëf ma ñëw Xaadim dama ne woy naa sa baay mu bëri woy naa bàyyi kii mu bëri jóg leen dukkat jërëjëf lamba leen boo de ngeen di ay doomi ndey bu danañ kenn del si waat léegi duut yaay kat yi daanu danañ del si waat léegi jërëjëf jërëjëf joxal ma caam CNC sama frère di wax rek ni Mbaye Gueye Petit laa ñu ngi lay félicité di la ndokkeel di la ñaanal Leewtoo juumu leen 92 maa tee ci loxo Gaston Mbengue ni ko ñaar nga laa bëgg nga jaar ci ñoom soo bëggee dégg daal yi 92 maa ko yóbbu ci Baye Abdou Karim Gueye Kolobaan mu ne ko ñëpp danañ la ci dégg ma yóbbu ko ci sama yaay Ndey Ngom Bambilor boo mi ngi dëkk ci raay bi ginnaaw kër Alaaji Cheikh Diop kon Petit laa ñu ngi lay ndokkeel juumu leen parce que ba jëwel Ndakaaru bari na ñu koy wax dëkkuma Ndakaaru waaye yàgg naa fi kii bàyyam bokk na ci mag ñi nga xam ne bu mësaa génn dana takk lu mat juróom-benn fukki sengoor dukkat béjjën yi lang mu duma ndënd mi kottu ko lu mu ci wax yàlla def ko kon jërë ngeen jëf yàlla na jaar fam daa jaar ba jaar fu ko raw caam maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Xaadim yéenay personne morale u CNG de lutte yàlla sunu borom dogal na ci kàttanam ñu di ko sant julli ci yonent bi Leewtoo production ak télévision nationale RTS 1 mi ndar képp xarnu bi ànd nañu def nañu juróomi journée ma bëggoon journée yooyu nga leeral ndax am na lenn loo xam ni Leewtoo dige woon na ko ak CNG te matut wala dige woon na ko ak mbër te matul ko ndax lépp foofa lay jaar nu door a dugg ci phase finale yi nu dëgmal bu àndeek dogali yàlla ak recommandation yi ci fi nu jëm ndax comme CNG bëgg na 14 régions yi bu àndeek dogali yàlla bala ñoo ñëw ubbi arène nationale ñu def genn wàll gi wala ñu def genn wàll kaar bu àndeek dogali yàlla nga wax lan fan ngeen ànd ak ñoom séminé. jërëjëf Xaadim ñu ngi nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp di wax ne rek effectivement ni nga ko waxee CNG mooy kuréel bi nga xamante ne bii moom mooy saytu lépp lu jëm ci bëre simple bëre tóor bëre olympique lépp luy bëre CNG moo koy gérer képp koo xamante ne bii da nga bëgg a tëgg làmb da ngay dem uti loolu la ñuy wax licence soo ko amee ba pare daal di tënku ci charte yi nga xamante ne bii mooy tax nga mën a tëgg làmb cahier de charge bi nag buñ la ko xasee jox mooy li nga wax léegi lépp a ngi ci biir nga xam ne doo ameel mbër mi dara 15 jours avant di nga indi reliquat yi gën ngaa yeex 10 jours la nga xam ne di nga indi reliquat yi nga ameel mbër mi li nga war a jox mbër mi di nga ko indi ci CNG bi teg ko fa
fay li nga war a fay lépp fay li nga war a fay lépp ñu soog a nag tàmbali signeel mbir yi contrat yi kon promoteur bu xasee tegu ci li nga xamante moom mooy rek contrat wu CNG mënatul deseel mbër dara léegi sax CNG yokku na ci li nga xamante ne mooy contrat sponsoring yi parce que contrat sponsoring yi tamit aussi effectivement dañ koy signer au niveau du CNG promoteurs yi bu ñu paree li nga xamante ne bi moom mooy làmb ji effectivement ñu woo mbër yi jox leen seeni contrat de sponsoring mais reliquat bi nga xamante ne bii moom la ñuy déposer CNG loolu moom mooy reliquat mbër mi li ñu fay mbër mi li nga xamante ne moom la doxal digganteem ak CNG ci combat bi nga xam ne ñaari mbër yee ko séq ba nga xamante ne bii moom mbër mi su bëree dimanche altine talaata ca suba bu xëyee promoteur manager am dina dem jëli chèque am bu fekkente ne bi xaalis bu toll ci chèque la bu dee combat yu ndaw yi yëpp dañ leen koy jox liquide kenn ku nekk booy ñibbi di nga ñibbiwaale sa xaalis. loolu jàpp nañ ne effectivement mbër amatul benn problème ci côté boobu. promoteurs yi aussi tamit mënuñu am problème parce que balaa ngay tëgg làmb da ngay tënku ci règlement yi ba pare. charte yi parce que gis nañ fi combat yoo xamante ne bi yàlla dogal na mu mujj ñàkk antu ndax promoteur bi ñàkk tegu ci règlement bi loolu mës na fi am président Alioune Sarr it daan na ci def loo xamante ne bii wax dëgg lu ñëpp teg seen bët la mooy bëgg réew mi bu ñu làmb taxawee rek ñu sauver ko gis nañ fi def na ko fi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon. maanaam ñu dem ba combat bi des ñetti fan wala ñeenti fan promoteur bi amul reliquat ngeen def ay dérogation ba am na ci ay combat yu naax saa yoo xam ni am na promoteur yu joxe 20 millions mbër mu nekk wala 25 millions 50 millions dem an leer xamuñu nag wér na wala wérut loolu aussi bëggoon na nga def ci ay leeral ndax am ngeen ci saafara ba promoteur bi xaalisam boobu dem noonu ci ban anam la war a demee noonu. ado Khadim c'est-à-dire que nag xam nga bu fekkente ne bi dañ laa tegal charte ak règlement yi nag aussi da nga ciy tënku. kon xaalis bi dem dafa tënkuwul ci charte yi. non amul benn xaalis boo xamante ne bi promoteur yi nga xamante ñi ngi fiy tëgg làmb perte nañu seen xaalis parce que président Alioune Sarr sauvé na fi journée yépp yi nga xamante war nañ ko fiy tëgg. loolu moom vraiment defe naa ne bu ñuy jàpp fi benn yoon la fi mës a am mooy ki fi doomi du Njaay Rose ji mooy Alaaji Njaay kooku rek moom moo fi mësoon problème boobu rek moo fi mësoon am te loolu it aussi CNG wax dëgg yàlla taxawu na ko ba sonn donc parce que Alioune Sarr président dafa nekk di koo xamante ne bi yàlla moo dogal rek mu bëgg làmb cëm kanam lii texte yi ñuy wax yëpp ak règlement yëpp li ci ëpp day protéger mbër mi li ci ëpp day protéger mbër mi lijeen bi ci des tamit day protéger promoteur bi nga xam ne day jël xaalisam di ko dugal ci di ko jox avance di ko jox mbër mi donc kon lamb ji mi ngi tegu ci yoon règlement rek la tudd bu charte yi tegoo ñu signé contrat yi loolu nag règlement yi daal di ñëw nag tegu nag ci kaw ñëpp ba nga xamante ne bi kenn ku ci nekk nag da ngay daal di tënku ci règlement boobu mooy waral lu mel ni face à face yi ñu di ci teew bu fekkente ne bi signé nañu avenant yi ku ko signé wul nag avenant wur doo mën a def face à face léegi gis nañu Leewtoo bi mu ñëwee dafa kase rythme bi parce que daf ni stade Léopold Sédar Senghor ak Demba Diop ak Iba Mar di seetaane làmb nit ñi dugg di ko dund di caf di sàqamti ko caf nga gi dama bëgg Diourbel def ko Thiès def ko Fatick def ko Ndar def ko Louga def ko Tamba def ko Kolda def ko ndax sart yi nga xam ni moom ngeen teg ci capitalu Sénégal moom ngeen teg ci région yi. waaw benn règlement bi rek la benn parce que CNG bi moom mooy c'est l'ensemble c'est structure nationale la. da-di nag région bu nekk am na CRG bu fa nekk kuréel boo xamante ne bi bu ñuy tey jii ñi Pape Thialis buy tëgg ci région yi. région bi la fay fekk ñoom ñoo fay ñoom lay dem ñoom lay waxal ñoom ñooy foofu lay fayee foofu lay joxe lépp tu vois bu ko defee donc CNG moom day coiffé rek mbir mi mais région bu nekk
ku fay tëgg da ngay dem ba ca région ba wax ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo ne ci région bi. tegal sa baaraam càmm ñëw joxal ma nag léegi micro bi taskati xabaar yi ndax yëf yi bu fekkee téeméer la taskati xabaar yi ñoo moom ñeen fukk yi ñu moom li ci des bu ma jógee ci tas xabaar yi dinaa daal di daw def njaabam golo daw dem ci menacé yi xëy na ma tarxiis dem ci amateur yi parce que bu ngaay neexee mexee tax door a tarxis nag ñëw ci sama gars yi ñu am lu ma leen laaj ay question muy diggante Abdourahmane Diaw ak Pape Thialis léegi journaliste yi yaakaar naa ni ñett ñoo bindu kii ñu tox micro bi na jóg présenté wu Boubacar Niang mën na posé Sa Thiès question posé Boy Niang question posé assurance ñëpp daal mbër ku la neex rek diggante promoteur bi ak mbër mi deman ak mi del siwaat yëpp. merci beaucoup Boubacar Niang sunu làmb. merci beaucoup Père Khadim. jógal taxaw ma xool la. merci Père Khadim. voilà. balaa may dugg ci question yi damay njëkk féliciter la ci discours élogieux bi nga def sànq ci presse bi. parce que nitu làmb yi mooy acteurs yi ak képp dañu war a xam ne ñun seen collaborateur lañ. te lu ñu am xëy na ñun sax suñu féete mooy loolu mais wax dëgg yàlla liggéey bi dañ collaboration bu rafet la war a nekk. dëgg la merci beaucoup ci li nga wax sànq. jërëjëf. bu loolu weesoo nag damay njëkkee sama question ci Boy Niang ginnaaw biñ ko félicité ci ndam li mu am Sa Thiès encouragé Sa Thiès Boy Niang première question bi mooy boo déggee ancien roi des arènes bu mel ni Balla Gaye ne dese na la pour nga bëreex moom d'abord loolu ban tontu nga xalaat ne war nga ko wax ci wax jooju. beneen bi mooy ginnaaw bi nga ko défier moom te mu mel ni daal combat boobu amul chance mu antu tey jii buñ la nee Lac de Guiers 2 Tapha Tine ndax dégg nañ sa manager di Bourkhane Wade ne sa plan de carrière ñooñu ci lañ bokk boo doon tànn mbër prioritaire kan lay doon ci ñaar ñooñu ak lu tax. Sa Thiès comme ni mu ko waxee sànq ñu ngi lay encourager dañu dégg tamit ci sa jokkoo ak. laaj bu am solo nga laaj dama bëggoon nga taxaw noonu mu tontu bu ko defee nga ñëw ci Sa Thiès yow teel micro bi parce que yéen a moom yëf yi te laaj bu am solo nga laaj léegi Boy Niang tontul bu ko defee doo fàtte Sa Thiès du fàtte. waaw Boubacar balaa ma koy tontu damay nuyu suma benn papa bu baax bu ñuy wax papa Siré Dia. li ngay nuyoo bari na Boy Niang. DG Porte maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di la wax ne gis naa taxawaay ak jàppale bi yàlla fay la ak maman Fama. jërëjëf. di nuyu Thierno Ndom Ba bu baax a baax di leen wax ne gis naa taxawaay. jërëjëf ma ciy profité waale dañuy am temps du ñu am temps pour gërëm leen te dañuy sonn ci ñun moo tax. parce que bu ñu leen woo bu ñu leen invité du ngeen nungoo ñëw te bu ñu leen invité du ngeen nungoo ñëw. loolu la Boubacar dégg naa li nga wax man xale laa ma nekk ci làmb waaw prouvé naa war a prouvé wu ma loolu waa làmb xam nañ ko yaa ngi dégg dama bëree samay morom ba ñu di ak tàkk instant yi mënoo wax ne Boy Niang moromam bii la war a bëreel samay morom bëree naa ñoom ba ñu jeex tàkk làmb moo dogal loolu ne sama ay mag laa war a bëreel yaa ngi dégg nit ki nag pour nga wax jëmale ci moom man du ma cité benn tur ku nekk mun nga wax jëmale ci Boy Niang yaa ngi dégg waaye dama koy tàmm di ko wax rek balaa ngay xam Boy Niang dëgg nga ñam ko soo ko ñamee di nga xam lu muy saf ñu xam ne ñun de làmb nekku ci ñoo xam dañuy ñëw di ñu may ay sens ñuy am ay sérieux non non ñoo ñëw prouvé jaayante mu metti ñu prouvé ba yegg fi ñu nekk nii yaa ngi dégg ku ñu si làmb booleer staff bi d'accord pour bu rek man ban Boy Niang naa bëri ak koo doon yaa ngi dégg ci ay détails nag du ma ci tontu yaa ngi dégg Balla Gaye am na droit wax ci Boy Niang bu ko neexee yaa ngi dégg mais man du ma tontu ci ay détails bëri naa ak rakam suñu borom defal na man ndam maa ngi ci làmb moom mi ngi ci làmb bañ tey nangu suba waaye bu ñu jëflantee maag moom wala bu ñu demee ba ñamante ku ne na xam sa morom lu muy saf maa ngi koy xaar ci terrain bi daal incha allah. jërëjëf kon yaakaar naa ni ñu ñëwal ci Sa Thiès tontu bi macha allah. jeexul balaa. dafa des question. waaw mooy diggante Tapha Lac 2 boo doon tànn kan ngay tànn ak lu tax. waaw comme ni nga ko waxee. man du ma am habitude di citer ay adversaire mais suma papa mi ngi nii di Père Bourkhane suma papa mi ngi tere bi di seetaan maa ngi koy nuyu baax suma papa Dégol ak suma yaay maa leen nuyu bu baax a baax. mais nag moom Boy Niang sa turandoo
Birahim Ndiaye dafa teg ndënd Ibou na fa teg ndënd mu daw samp ndënd mi seen diggante ne yéen ñaar looloo fi aman démb waaye du ma cité ci xeeti ragal la bokk wala xeeti jekku adversaire door koo laaj. non père yow yaa ngi wax ak gaynde pire man dama ragal. ah déet xam nga loolu dama bëgg loolu dafa war a jeex. parce que menacé yaa ngi nii toog ay anciens lutteurs lañu Max a ngi nii du ma bàyyi. Thialis a ngi nii mbër yi dimanche da nga daa jot ñaari mbër yi war a dongal yi nga jël ndënd mi teg seen diggante ne ku daan soxla naa la. comme li nga wax noonu sax Thialis comme sama adversaire nu mu ko defee léegi ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. parce que ba ngay ñëw ci làmb c'était pas évident ñoo nga taxawal ay combat yu am solo ñu ngi lay encouragé bu baax. comme ni nga waxee man du ma cité kenn. làmb ñu ngi fi waa làmb ñu ngi fi xam na ni Boy Niang yàlla def na ni daan na ay moromam ba ñu jeex suñu ay morom maanaam moom ba ñuy bëree final la woon suñu ay morom jeex nañu tàkk léegi suñu ay mag lañu war a bëree suñu mag ñoon képp ku ñu ma si jox rek ma jëflante ak moom incha allah. jërëjëf ñëwal ci Sa Thiès. waaw saa comme li ma wax sànq rek buñ la encouragé ba pare. saa dañu dégg ci benn waxtaan boo sekk suñu journal nga cité Papa Sow comme étant sa potentiel adversaire ma lay laaj benn mooy Papa Sow dafa ñàkk ci diggante Lac de Guiers 2 ñàkk ci diggante Ama Baldé yow nga jege ñaar ñooñu ndax da ngaa jàpp ne il n'y a jamais 203 moo tax nga jël Papa Sow pour mu doon sa escalier nga mën a effacer sa défaite ak Boy Niang. waa di profité ci question bi nga ma laaj man Sa Thiès mosuma ibbi sama gémmiñ ne Papa Sow laa soxla côté boobu tamit jot na yéen ngeen bàyyi ci xel bu baax parce que tamit rafetul nit wax li muy wax ngeen wëlbati ñu bind ci loo xamante ni jàmbur ji waxu ko wax dëgg yàlla waxuma ko te mosuma ko wax wasalaam. merci beaucoup. ndax am na joxal keneen. non des na. des na. des na. très bien. balaa may dem si ñi nga wax ne assurance Tyson 2 Papa Thialis sànq Père Max dafa junj wax si diggante bi ngeen am contentieux ak Modou Lo tey jii actualité bi mooy Gaston jël na signé na contrat ak Balla Gaye 2 te ñu déggoon la ngay dox combat boobu diggante Modou Lo ak Balla Gaye ma lay laaj question bu njëkk mooy ndax tey jii fan ngeen toll yaa wax Modou Lo ndax situation bi évolué na wala mbiru yoon biñ ci doon xaw a dégg da fa ngeen jëm wala nangu nga koo libéré mu delloo la sa xaalis mu dem bëreel Gaston fan ban éclairage nga mën a wax tey ji ëxlu làmb ci situation boobu merci. waaw merci waa suñu làmb lu ñu njëkk a def déjà di gërëm ñëpp wax ñu aussi objectif Leewtoo balaa ma ñëw ci question bi 3 objectifs la ñu amoon benn objectif bi mooy fexe ba fu làmb nekkoon mu dellu si fa wala ñu weesu ko et je pense que objectif boobu tey ji atteindre nañ ko. deuxième objectif Leewtoo mooy fexe ba xale yi nga xam ne yaakaar si làmb bëriwuñu mën a bëre créer emploi te je pense que objectif boobu aussi atteindre nañ ko. troisième objectif bi mooy fexe ba ñun aussi lu ñuy investir ñu mën ko capitaliser mën ko amaat donc loolu mooy 3 objectifs yi nga xam ne moom la Leewtoo amoon ñaari atteindre nañ ko ñetteel bi incha allah ñu ngi si te dinañ ko atteindre. li nga wax noonu aussi ñun ba ñuy ñëw yàgg nañ seetaan làmb xam nañ làmb nu mu mel dañuy jël garantie yëpp ut ko parce que dañ dem uti avocat ne ko dañu bëgg a dugg ci lii te bëgg nañ nga accompagner si ñu waxtaan ak moom mu d'accord ànd ak ñun donc lépp lu ñuy def rek ñu signé ñëpp avocat bee ko signé donc ñun duñ ci wax parce que contrat boo xam ne dafa am caractère confidentiel boo xam ne ñun mënuñu ko wax di ko génnee parce que si contrat bi la nekk ñoom xam nañ ñun xam nañ donc amuñu luñ ci merewuñ ci kenn nag ñun si def aussi objectif yi bi nga xam ne moom la ñu atteindre mooy li nga xam ne tey làmb ji am na promoteur yoo xam ne génnoon nañ ci ñu indiwaat leen ci làmb ji loolu suñu ndam la mooy si objectif yi parce que loolu dafa am solo fexe ba ñi nga xam ne toog nañ ñaari at ñetti at bëriwuñu commencé bëre écurie yëpp di sëgg di bëre si saison loolu aussi moo si fee am tey ñu ngi ko indi donc am aussi promoteur yoo xam mosuñu xam làmb dugg ci làmb ji ndax ñun loolu aussi lu baax la loo xam ne pour ñun objectif yi ñu atteindre la donc suñu diggante aussi ak Modou Lo comme ni ko Max waxee noonu rek la amuñu ci benn problème champion la xëy na peut-être du ñàkk parce que làmb moo demee noonu mais je pense que fii ak si kanam dinañ ko régler incha allah si kàttanu yàlla.
waaw léegi xam naa ni li ñu may ci waxtu bi sax danaa def li ñu wax yollu ngar wax directeur général mu yokkal nu ay simili gaa yaa ngi déglu Omar Ndiaye ak may wokk waaye fi mu ne yëf yi dafa commencé neex léegi nañ jox beneen taskatu xabaar mu posé ay question te ñuy def journaliste bu jël rek mu posé mii mbër benn question posé bi benn question bu ko defee danañ mën a ñëpp danañ ci mën a wax ba li ñu bëgg tey mu leer ak Fatick gi ñu jëm ñu xam nañ lañ ca war a yëmi bandeek dogul yàlla Awa Maroon ñu ngi lay déglu. merci beaucoup merci tonton Khadim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yi toog ci plateau bi. moi j'ai 3 questions benn bi Pape Thialis benn bi Sa Thiès benn bi Boy Niang je commence par Pape Thialis. Pape Thialis ñëw nga ci lomb ji ci moment boo xamante ne dafa am crise ñëpp doon wax naan Leewtoo du dem wala c'est tombé ba morne loolu lan nga ci wax ñi nga xamante ne ils sont là pour dénigrer la wala teg la ay daan yoo xamante ne nekkul ci sa kaw ak ban taxawaay ngay am pour saison prochaine ndax mbër yi mën nañ xaar Leewtoo ñëwaat en force ak yeneen combinaison yu am solo. waaw ñu ngi lay nuyu Awa Maroon je pense que li nga wax aussi c'est mooy lu ñu wax sànq rek Leewtoo moom je pense que ñun ay actes la ñuy posé wax naa ko à chaque fois ñun ñëwuñu ci lamb ji pour polémiquer ñëwuñu ci lamb pour indi wax te kenn duñ dégg ci lamb ji ci wax ju bon ñun dañuy ñëw pour poser des actes am chemin bu ñuy suivre mu nekk suñ trajectoire moom la ñuy topp incha allah si kattanu yàlla di def li nga xam ne aussi mooy 3 objectifs yi nga xam ne moom la ñu bëgg a atteindre ñu jëm ko atteindre donc ñun mënewuñu wax bu bëri acte la ñuy gën a mën a poser et je pense qu'à chaque fois que wax di am ñun dañuy poser acte pour avancer beneen bi aussi pour l'année prochaine aussi je pense que on fera la même chose ou plus que lu ñu def ren parce que lamb ji yaatu na champion yi bëri na ñun xëccoowuñu benn mbër amuñu benn fixation ci benn mbër ñun dañoo bëgg lamb ji ñu def ay affiches yoo xam ne amateurs yi dinañ kontaan Sénégal kontaan loolu la ñuy waruñu benn mbër ñun dañoo bëgg rek affiche bu ñu tëggee Sa Thiès Boy Niang mu nekk affiche boo xam ne ñëpp ci kontaan nañ ci ñaari mbër yi bëri nañ ko ci fulla ak ci fayda mais ñëwuñu fi pour di xëccoo lamb xëccoowuñ dara lépp lu ñu wax ci affiche comme affiche bi nga xam ne Papa Sow Sa Thiès bi dañ ko bëgg a tëgg beneen promoteur bu ko jël pour tëgg ko tamit askanu lamb rek moo ci bénéficié wu donc amuñu ci problème amuñu benn problème affiche yëpp yu ñu bëgg a tëgg doon mën nañ ko wax fii te chaque jour ñu koy wax nit ñi ku ko tëgg mais lamb lay yokk rek lamb lay yokk boo tëggee lii ñu jël beneen tëgg ko rek l'essentiel que nañ atteindre objectif yi mooy ne nit ñi bëre lamb ji dolli fu mu dellu woon xale yi am ci liggéey lamb ji dox loolu lañ ci ut donc xëccowuñu benn lamb. oui. merci sama beneen question bi Salif laa koy posé Sa Thiès dañoo gis ne ci sa yenn lomb yu yàgg yi da nga doon am benn communication bu sereine boo doon adopté mais contre Boy Niang gis nañ ne communication bi dafa xaw a heurté ci ñu bëri ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër Boy Niang yi est-ce que tamit ci biir lomb ji ñenn ñi nee nañu excès de confiance trop dalaa yóbbee ba nga am défaite ci jour ba lan nga mën a tontu ci loolu. waaw dañuy santaat yàlla bu baax. bu fekkente ni man dama wax loo xamante ni dafa dépassé Boy Niang ak ay famem maa ngi koy jéglu bu baax ak mboolem ñu may déglu mais di wax ni combat bi moo laajoon ñu doxalee ko noonu parce que wax nañu ba pare kenn dépassé wul sa morom man ku ma xam-xam ni ci respect laay wax ak nit mën nga jël nag wax ci yóbbu fu ma àggul waaye wax dëgg yàlla du ma dépassé kenn parce que ñaari goro ma su ko jur jërëjëf. merci. sama beneen question maa ngi koy posé Boy Niang moom dafa war a gërëm waa Leewtoo ndax bi ko Leewtoo tëggalee ba pare ci la takk soxna ñu ngi koy félicité bu baax a baax ci loolu xam nga naa la am Boy Niang léegi sama question mooy est-ce que depuis ba nga gagné Sa Thiès est-ce que promoteurs yi ñëw nañu ci tonton Bourkhane jox la ay yenn adversaire ak sama benn question lu jëm ci Sa Thiès est-ce que tamit moom yi ngeen doon wax ne wax yi nakar yooyu mu leen doon wax est-ce que loolu moo la motiver de plus pour nga mun a am victoire ci kawam merci beaucoup tonton Khadim. merci Awa jërëjëf. waaw maa ngi nuyu sama papa Pape Sagna Mbaye bu baax di ko sant di ko gërëm bu baax a baax. aw ma ren. yow nag soo paree sa reliquat nañu waxante dëgg ay 60 millions 70 millions comme yow da nga dikk indi marketing maa la jurmee nag wax dëgg yàlla il faut que nag bu subaa nga wax ak Omar Ngeebaan. incha allah comme ni ñu ko waxee Sa Thiès suma adversaire la
waxuma benn wax boo xamante ni jàpp naa ni wax bu déranger la parce que làmb la te dañoo wax signature contrat loolu mooy neexal ay xale lañu faw ñu waxante faw ñu jëfante waaye gëwuma ne am na benn wax bu déranger yaa ngi dégg lu am solo mooy maag moom ay jeunes la ñu xam nga làmb boole nañu bëre nañu suñu borom may nañu ndam ñu koy sant yàlla bu baax comme ni ma ko waxoon rek ci plateau bi wala ci biir géew bi ma wax ak moom ne ko mbër maa ngi lay encouragé te loolu noonu dëgg la ci man maa ngi lay encouragé jàmbaar bu baax di la ñaanal ci kanam xam nga lépp leer xam nga di la wax ni ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay làmb communication bi da ci am solo communication da ci am solo parce que bu ñu waxee nii comme ni nga ko waxee nii papa léegi nga ne Sénégal ak monde entier yépp ñu ñuy déglu kon bu ñuy wax rek dañ ko war a teg ci yar ak teggin ak communication te loolu mbër yëpp ci la nekk fi mu toll nii parce que làmb dafa war a teg ay pas avancé mais pas ay pas yu arrière ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw. waaw beneen taskatu xabaar bi kan la Babacar Diom Babacar Nafio Mbaale Njire jàmm rek am calal ge sant yàlla bu baax a baax paloxe Leewtoo a njom na felay de i waaw a njom na jege pirke i oui séeréer bu xaw a gàlli quoi père Xaadim maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Pape Thialis di nuyu ñi fi teew yëpp ménages yi di leen nuyu di nuyu itam président des amateurs di nuyu ñeenti mbër yi fi teew ak suñu papa Mbaye Gueye di nuyu ñëpp man nag samay question fi ma koy jëkkee mooy balaa may ñëw ci mbër yi ci père Max Mbargane en tant que coordinateur parce que dañu gis moom leeral na maanaam ci Modou Lo ci liñ ko joxe xaalis ba mu jël xaalis bi waaram ci ménage mais est-ce que biñ ko joxee xaalis ba pare bi mu bëree ak ki nga xam ne mooy Lac de Guiers ba pare est-ce que ñoom biñ ñëwee proposé waat nañ ko ay adversaire moo xam Ama Baldé la wala Balla Gaye la wala kan la wala biñ ko proposé ba pare est-ce que nangu na ko wala da koo bañ beneen bi ci des tamit ci Pape Thialis moom est-ce que tegal sa baaraam Max tontu nga ñëw ci Thialis Max bismillah waaw mais xam nga moom li muy laaj sax xam na ko père xaw ma ko de waaw xam nga li tax ma ne xam nga ko mooy dégg nga leneen coow te ñun xëccoowuñu parce que buñ déggee ne ñi ngi miim ne ñun joxewuñu ñu dégg ne Modou nee na jotul avance bi Modou nee na yemalul bërëm ñi ngi koo koy waxi adversaire wax ba yàqu la problème bi mooy waxtaan nañu ak moom pour wital ko adversaire contrat bi ñu signé ak moom leer na ñun tooñuñu kenn te moment biñ koy jox combat bi avance bi ñu ko jox da ko fekkoon muy préparer combat ñu yëkkati 25 millions jox ko signé ak moom contrat bu leer kon bu ngor amee mooy balaa jël dégg nañ sax ne jël na beneen avance mais ñun loolu bëgguñu di ci sori li wér te wóor daal signé nañu ak moom contrat te dinañ ko topp ba lu ñuy yoon may. contrat bi kañ la war a jeex bi ngeen signé ak moom amoon na date ndax. contrat bi juillet la war a jeex mais ci biir juillet boobu muy jeex yemun ci ñeenti mbër moom bu mënta tànn ñun am nañ droit tànnal ko mbër loolu mi ngi ci biir contrat bi. bu ko sunu borom dogalee ndax yaakaar nga ne kon balaa yàgg mën nañu dégg ni wutal ngeen ko adversaire pour mu bëree leen. agent bi mu yemaloon mu signé ak ñun. proposé nañ ko adversaire ci kanam suñu avocat. ne ko am nañ diw te jiboo nañoo ak diw moom. yëf yi wuré wi dem na kër nga waxe mag dem dañ taali. waaw. waa Pape Thialis man moom laay laajaat benn question ndax Modou Lo bi loolu am yëpp wala bi ngeen di wax ak moom bay jox xaalis bi menancem wala boog agent ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier ndax da ngeen ko waxoon ñaari adversaire yu fixe rek ne kenn la ci war a am moo xam ku daan bu combat bi jeexee wala ku daanu. xam nga ak Modou Lo moom je pense que mooy lu ma wax bëgguma ci di si sori parce que après suba day polémique day am rek te loolu du kii lépp ay acte la rek parce que ñun lépp lu ñuy def si làmb ji lu ñuy bind la CNG sa même duñu wootante ak ñoom téléphone CNG da leen di bind ñu répondre ñu si bind donc ñu lépp lu ñuy def bind la parce que bind moom bu ëllëgee mën nga si am preuve donc su loolu laay yem. waaw loolu damay dolli sax li Thialis di wax boo gisee Babacar xam nga moom daa bëri bagage foofu muy jëm loolu agent Modou Lo moo ko wax mais ñun waxuñu ko parce que mooy leeral na dañ ko ne ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène ñun waxuñu moom loolu bi ñu koy jox suñu xaalis loolu waxuñu ko mais gis nañ ne bi Bombardier ak Eumeu Sène taxawee moom biram woo nañu ne ñu non ginnaaw ba man sama choix roi des arènes la woon kon nan la ñuy def ma ne ko dee bi ngay jël xaalis bi waxuñu woon ay roi des arènes
kon loolu ay détails la quoi nañ ko teg ci ngor rek teg ko ci fulaak fayda jërëjëf. beneen question bi Boy Niang maa ngi lay félicité di leen ñaanal yàlla ndam li jig la di encouragé Sa Thiès Boy Niang li ma lay laaj ci combat bi mu passé dañu gis ñu ne Siteu daf la dimbali ci ay ticket ba ci biir ñu gis ne Boy Niang ak Siteu du ñu bëre dañuy laaj ba xam Siteu bu Diamaguène ak Boy Niang bu Pikine dinañ bëre si làmb wala du ñu bëre. waaw comme ni ma waxee rek Siteu loolu du ma ci mën a avancé bu baax mais ñoo bokkul dëkk mi ngi dëkk Diamaguène sama maam Diamaguène la dëkk man Diamaguène laa yoroo teeree bën yaa ngi dégg. am na loo xamante ne rek nekkul décision Boy Niang mooy toog ne noonu damay bëreeg diw wala du ma bëreeg diw man sama staff doxewul noonu yaa ngi dégg ñi may bëreel wala ñi may ñàkk bëreel loolu sama staff ñoo koy wax waaye li nga wax moom dëgg la waaw maa ku baax la maa ngi koy nuyu bu baax yaa ngi dégg. combat bi jàpp na ay billets loolu moom dëgg wóoru ma nag damay wax lu ma wóor waaye nit ku baax la sama nit la ñoo bokk yarondoo Diamaguène loolu daal xam naa ko maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar jërëjëf. Sa Thiès maa ngi lay ziar di la encouragé dañu gis taay ci journaux yi wala boog si média bi benn mbër boo xam ne dafa mel ni dafa la ciblé ñu dégg ci sa ay kàddu nga ne wax la ay waxam sax gàcce la ci yow muy rëg-rëg ndax da nga ko boolewul ci adversaire yi nga war a bëreel wala déet. tontu bi gën a gàtt allo félicitation ci sa takk bi. merci jàmbaar damaa topp say tànk. waaw baax na mooy li ma la wax rek rus naa taxaw sax di ci waxaat wax dëgg yàlla aw ma jotoom dëgg yàlla maa ngi ci leneen merci. jërëjëf ñu ngi remercier le directeur général Racine di ko ndokkeel di ko féliciter ak l'ensemble RTS di nuyu nag Ousmane Ndoye nga xam ni conseiller mag waajur taxawaay bu mat sëkk ci ginnaaw Leewtoo ndax bëgg sport national dox suma rak suma xarit ñëw na muy Alaaji Du Njaay Mbeng léegi dama bëgg nag waaw Aïssa voilà jërëjëf Aïssa bismillah jërëjëf salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp Pape Maguette waaw père maa ngi lay nuyu di la ziar tey sori naa la non sori nga ma mais xol yi sorantewul jërëjëf man ñetti question laa am muy ñaar ñi nga xam ñoo war a bëree Fatick Tyson 2 ak assurance benn bi pour Leewtoo production question bi ma leen di posé mooy dañu doon gis ngeen di def ay social bi ngeen mujjee ak père Boy Bambara ñu koy ñaanal yàlla mu wér am wér gu yaram ñu gis ne da ngeen doon def à chaque fois boo leen dem benn région dafay am ay acte social yoo xam ni da ngeen koy defaale ci journée yooyu est-ce que Fatick sóoraale ngeen loolu muy programme Leewtoo bi beneen bi ñaari mbër yi Tyson 2 yéen ñaar daanaka mën ngeen. tegal sa baaraam Pape Thialis tontu. waaw Pape Maguette je pense que loolu moom dañ si suñu lu ñuy dox la chaque parce que loolu si làmb ji la bokk te ñun tam ba ñu ñëw loolu la ñu bëggoon def ñi nga xam ne ñoo ne ko les anciens lutteurs ñu war lañ fàttaliku parce que bu du woon ñoom tey làmb du yegg fii donc loolu toujours dañ siy dox incha allah si kàttanu yàlla. Fatick ndax waaj ngeen Fatick. waaw Fatick nag c'est exceptionnel parce que Fatick parrain bi si boppam moo demande nañu def benn journée culturelle. par exemple veillée culturelle boo xam ne vendredi lay commencé bu ñu xëyee samedi mu nekk lamb ji donc je pense que ni vendredi veillée culturelle mooy am Fatick boo xam ne ñoo Leewtoo moo koy organisé ba bu ñu si paree soo ko dem si lamb ji samedi incha allah. question bi ngay posé ñaari mbëri koo ciy jëkkee Pape Maguette. Tyson 2 mais avant may ñëw ci question boobu ñi nekk nii sama ginnaaw nee nañ bureau jeune amateur yi nee nañ ñu ngi gërëm Pape Thialis Faye ak Leewtoo production ci billet yu yomb yi stade bi passé loolu lañ ma doon wax léegi ci ginnaaw. loolu jar naa wax dëgg la. ñoo jëkkit tëgg lamb def na Fall Adrien doon def ak Alaaji Basiru Jaañ ak Mboor ak Lewtaan tëgg lamb xool xele yi taxaw ci buntu bi man ca ñaa bokkoon maag Duut Jaañ sama rakk jee ñu ubbi ni dugg leen seetaan ndax gone yi mu jëm réew loolu Leewtoo delloo siwaat na ko te loolu 1979 la ko jaam ak góor gi Balla Ñas sans papa ayca ca Tyson. jërëjëf Tyson 2 gannaaw bi ma la nuyoo question bi ma lay laaj nga nekk mbër boo xamante ni dañ la gën a xam ci lutte avec frappe nga bëree yàggul dara nga jóge ci victoire mais yaa ngi daje koo xamante ni mbër bu am endurance la
booy xool ay kombaam day privilégié mbapat xeex bi sax du ko bëgg te mën na bëre ñetti 15 mën na ko bëre est-ce que loolu bàyyi nga ci xel est-ce que tamit amul benn risque boo xam ni xaw nga ko jël nga jël koo xam ni mi ngi mbapat parce que temps yëpp maa ngi koy gis ci àll bi muy mbapat est-ce que loolu bàyyi nga ci xel tuuti te it est-ce que nekkul risque ci yow. non loolu du risque ci man parce que ku ma xam ne man dama mbapat da sonn loolu du risque ci man quoi moom bu bëree mën nañu bëre 100 minutes loolu moom tiitu moo côté boobu te bëre dóor la ñu wax bëre bi dina am lépp pokaar sax dina ko am bu soobee yàlla pokaar yi combat bi foog ñu génne. lan mooy pokaar. pokaar moom xam na pokaar. jërëjëf assurance. question bi ma lay laaj pokaar day tey laa ko mës a dégg man yaa yooyu ni ko luy pokaar de ñaari séréer ngeen de. pokaar boo jàppee jën woo xamante ne dafa danger. moom moo koy dóor. voilà père loolu noonu mu wax noonu dafa am assurance lu ma waxoon xam naa day tontu ci loolu parce que man ak assurance dañ def benn interview bi ñu demee Mbour boobu combat bi taxawagul woon ñu yëgoon ne combat bi ñu ngi koy dox ma laaj ko mu ne ma boo demee nga ni Tyson 2 xaw ma lan du dóor jën. maa ko waxoon ne ko du jën yëpp la ñuy dóor xam nga Tyson 2 moolu seer la ak moolu fiir moom pukaar yi mu war a yor mbaal yi muy jàpp du dóor jën yooyu noonu. moom li muy jàpp xam nga li lay xamal ne am tàpp la daral ba la jóge moom maalu ser la yor ta pukaar buñ koy dóor kenn du ko dóor moom nee na daa moole capitaine la man moolu gët teer laa di moolu maare moom du fanaan ci géej mbaalu seer lay def ak nappi yére def te jën yooyu kenn du ko dóor mu bëgg a maa comme que mu ngi sóoraale pukaar boobu maa ngi seetaan sóoraale wu ma ko de xam nga lan la mu yàq màgget moo ma laaj ne ma pukaar yi ma ne ko Tyson 2 nee ko du jën yëpp la ñuy dóor. waaw. Pape Maguette photo dafa am na. bu mujj bi assurance dañu gis ne say combat dafay yàgg. mën nga bëree lu mat ñaari 15 minutes mais ngay bëri xale boo xamante ni boo xoolee bërim lu bëri dafay privilégié dóor te dóor bi daanaka mën nañ wax ni bëggoo ko est-ce que yaa ngi sóoraale loolu ci côté xeex bi gën cee focaliser wu tuuti ci côté entraînement yi. xam nga laam moom gars yi dañoo yaakaar ne man. bëre rek laa privilégié man bëre dóor laay def nekku moom mbër moo xamante ni bëre simple rek laay def Tyson 2 ku ko xam ne jàmbaar la waaye moom bu waxalee yàlla xam ne ndaanaan laa bu mag nangul naa ko ak champion am nag mais ma nee nañ du ma mbëru dóor waaye jaaxaan dóoruma ndax ñaari at yi nga toog bëriwuloo du andi handicap ci sa diggante ki toog at bëriwul non loolu du si dara parce que tey man maa ngi doon compétir di bëre simple moom demantoon na ba wàcc bëre simple dégg naa ko benn yoon loolu du ci dara xam nga la moo tax chaque jour ñun ay mbër lañ buñ demee entraînement bëre la ñuy def nekkuñu di daw nii di wëndëng jërëjëf léegi nag dafa am benn xale boo xam ni feeñ na ci woy muy Alioune Gueye Alioune ñu bëgg nga ñëw tënkal ñu lu mat ñaari minute ci woy bu ko defee Doudou Ndiaye Mbengue nga ngi fi bëgg nañ mu dugg bëgg naa poser question aussi menacé yi nga xam ni li ñu fi wax lépp Max wax ko résumé ko lépp ci bopp menacé la reposé ñoom itam ñu seet kuñ tànn ci seen biir mu tontu nu ci li jaar ci diggante menacé ak ki nga xam ni kii mooy promoteur ak diggante sa menacé ak CNG Mbaye Diagne micro baa ngi ñëw bu ko defee Abdourahmane bëgg naa itam nga leeral ma seen diggante ak sponsor yi ana Alioune Gueye woykat du ragal di ndaanaan day ñime géew mais Alioune Gueye nga ne ci àll bi rek xamuñu foo taxaw xanaa xoolal sa Pape Doudou Seck ak sa nijaay Doudou Ndiaye Mbengue yéyéele bismillah ñu door man walo la 100% woykat du ragal gëm naa lool sama baay la ñuy woowee Souleymane woykat la ay waaya Monsieur Thialis baay waaw yaakaar naa ni ci wàllu technique la xam ngeen ne machine nii la waaye Alioune yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla taxawu ba nga mel ni ñoom Michael Jackson mel ni Youssou Ndour ñoom ak ñoom Omar Pène ndax yaakaar naa ni
woy dafa bokk ci làmb caalis ndax bu njëkk bala ngaa engagé mbër da nga daa engagé woykat léegi nag bëgg naa sax woykat nag maa doonoon seen avocat di leen xeexal ak tëggkat yi ndax nag wax dëgg yàlla fay mbër 150 millions tëggkat bi ñëw chef Sadioum làmb 10 heures tëgg ba 9 heures ci guddi 100 000 ñu koy fay bala mu cee jot ay baqataam lang woykat bi ñëw di woy 3 heures ba 9 heures ci guddi 100 000 lañ koy jox bala mu cee jot baqataam lang communicateur bi nag ay microcentral ñoom waxuma leen yooyu itam CNC bi couvrir na mbër couvrir na promoteur waaye war na couvrir nag les communicateurs couvrir les batteurs couvrir les chanteurs ak les chanteuses waaw 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 yaawu jaal waaw yaawu jaal a ngoog waaw waaw yaawu jaal a ngoog allo 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 waaw jërëjëf jërëjëf yaakaar naa ni Alioune Gueye day ñëw mottali morceau bi jërëjëf 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 Mbaye Gueye jërëjëf jërëjëf waaw xam nga machine moom day am léeg-léeg défaillance Alioune mottali si morceau bi xam nga noo ngi jëm ci menacé yi di leen ndekkool di leen ñaanal ñoom itam te du Njaay Mbeng a ngi fi foog mu yëngal bu ko defee bëgg naa aussi wàllu sponsor yi ñu am ci lu ma laaj Abdourahmane Diaw bismillah aca musique DJ allo waaw Alioune